33 ci rajo Futur Média dellu am mbégte mu rëy ànd ak yéen ci round politique bi ni ñu ko baaxoo alxames bu nekk àndandoo jàngatandoo li fi gën a fës ci wàllu politique ci fan yi ñu génn ni ñu koy jàngatee Adjaratou Binta Diallo lañ ci yàndal maa ngi lay nuyu bu baax soxna si. di la fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye du nuyu auditeurs yi ak fu ñu mën a ne du nuyu itam Pape Bess naka noonu Abdoulaye Diop mi nekk ci technique bi. Pape Bess maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed di nuyu Binta di nuyu mbokki auditeurs yëpp. di baa nga sant. waaw d'accord. naka lañ koy dàkkatal kii. tagge Diba naka lañ lay taggee. comme bu ñu nee Ndiaye Diatta. waaw na Diallo Jéeri Diba lu ñuy wax. Diba Massa wala. Adja kii xamoo sa bopp ndekk. round de politique bi ay ca Adja Pape Bess ñu doore ko ak libération Guy Marius Sagna. Binta Guy Marius libéré nañu ko su ma juumul liberté provisoire moom la amee. dem na cay mbokkam. sangat nañu ko jëf boobu noonu c'est-à-dire ban portée la war a am côté communication mais également côté politique bien vrai que Guy moom nee na ay doxalinam politique la lu ci. Guy Marius Sagna juumoo dañu ko may bàyyi nëggandiku. mooy liberté provisoire. ba mu ca jógee nag toog na diir kenn déggu ko ba keroog bu mu génnee ci dem ca dëkkam. Etomé ay mbokkam defar ko. du ma ñëwaat nag ci loolu ñu ko defar maanaam toppatoo seen doom. ndax jàpp nañ ne dañoo waa ay càngaay du ma ci ñëwaat. gannaaw bëgguma dee kon du ma ci dugg léegi. damay wax rek de façon générale. lan moo ko indi. maanaam boo gisee yii am dafa am précédent. parce que gis nañu ku mel ni président de la république génn ne sama rakk dañu ko tuumaal ci mbiru. xaalis république xamul rakk xamul doom mu génnaat les corps de contrôle de l'État tuumaal ñi nga xam ne ñoo sës rëkk ci moom ci ni ñu yoree alalu réew mi néew ma dañoo jalgati ndax yoon waxu ko waaye def nañu ay recommandation wane ne dossier yi procureur war na cee àddu OFNAC nee nañu déposé nañu 30 dossiers ci ñi nga xamante ne ñoom la Macky Sall dénk réew mi dénk leen alalu réew mi te jaarale ñu ko ci yoon. ñu jox ko procureur boobu ba léegi mu ne patt ci wàll wi. donc protégé na ay nitam protégé na rakkam donc man dama jàpp ni moom moo ko njëkkee. tey jii bu fekkente ne Guy Marius Sagna mi bokk ci région sud ay mbokkam jël nañ ko ne dañ ko dugal ci kaso bi génne nañ ko ñu itam dañuy protéger suñu doom am nañ ci droit. bu ko defee nee nañu ku ko laalati xam. li ci le danger moom mooy man mii ëllëg samay mbokk pël Fuuta mën nañ maa dugal ci kaso bi ma génn ñu ne ma acca ñëwal ñu defar la damal waxati ba kenn laal la bu ëllëgee Pape Bess mii bokk fële ca Guinée Bissau mën nañ ko woo bu fekkee def na dara ñu ne ko kaay ñu sang la demal nga defi ko loolu dafay jur loo xamante ni du jëm kër. est-ce que am na sens sax déjà. maanaam xam nga ci élection yi waxoon nañu ne Macky Sall ay mbokkam ne ko bandum ñoo ko voteel ñëpp ne loolu bu nañ ko teg ci suuf le vote ethnique bu ñu dugal ay waaso ci doxalinu réew mi ndax lu muy jur ëllëg baaxul ndax gis nañu pays yi nga xamante ni li waaso li mu indi ci seen réew ci wàllu féewaloo xeex ak xuloo man interprétation boobu laa def ku mu neex mën ngaa defar sa doom mais président Macky Sall du cëram mu taxaw naan sama rakk sama soxna sama doom ci république parce que il est le président de la république te république xamul doom xamul tante xamul dara askan wi la fal ñoom nga fi war a nekkal ba keroog nga fiy jóge donc yu mel nii bu ñu ko bayal ci réew mi nañu arrêté di wax ne sama rakk wala kii def na lii dinaa ko toppatoo demal defi lale ci biir réew te réew dafa am nu muy doxe bu muy indi day indi genre nu mu tudd désordre indi loo xamante ni kenn du xam fu muy mujj donc nañu joxe déjà le bon exemple et le bon exemple doit venir du président de la République mi nga xam ne moom la ñu dénk réew. Pape Bess. waaw man lu may wax ci loolu xam nga ñun dañuy wax ay mots yoo xam ne ci français xam nga soo jëlee lu mel ni ay république ay état day loo xam ne ñun ci suñu société yi xamuñu ko. wala du ma ne xamuñu ko mais xam nga day loo xam ne dañu ko indil. liggéey bi nga xam ne nii nag peut-être moom lañ deful ba léegi méngale
lan moo war a nekk république ak réalité sociale yi nga xam ne ni réalité culturelle yi nga xam ne ni moom moo nekk ci réew mi looloo tax di def séparation lan la république moom lan la sama maanaam société bi moom. lan la société bi moom xam nga te nit boo gis rek dafa jógee ci société. am na ay dafa jógee mbokk ci communauté am na ay mbokk. donc léegi nag jaxasoo boobu diggante mbokk yi ak moom rapport bi mu war a am ak mbokk yi ak li nga xam ne nii réew mi yëpp ñoom ñoo ko moom parfois day indi aussi parfois gisin boo xam ne nii ñun ñi nga xam ne nii peut-être ay dañoo jàng wala dañu tàggat ci yoonu tubaab yi parfois ci lay problème bi di nekk maintenant nag li nga xam ne nii moom la gi ak ay mbokkam defal ko xam nga wolof yi ñooy wax su mbokk yi su ne di nit baax na ñu ne ndax mbokk yi ñoom ñoo ko wax mel ni na tey jële kon Guy Marius Sagna ay mbokkam jël nañ ko uuf nañ ko bëgg nañ ko defal li ñëpp di defal seeni mbokk maintenant li Binta di wax nag aussi moom moo ci ne xam nga su fekkee ni dañ la dem ba def la njiitu réew aussi dañuy wax ne république xamul doom waaye bu ñu fàtte comme li mu wax sànq rek ne kii nga xam ne aussi moom moo nekk njiitu réew mi aussi dafa am fu mu bàyyeekoo ndax nag léegi day nekk république que fa nga xam ne ni day couper lépp ak fa mu bàyyeekoo lu mel ni ay mbokkam lu mel ni ay famille am dina xaw a jafe. mais Pape est-ce que ñun journalistes amuñu ci part de responsabilité c'est-à-dire Macky Sall le président de la République bu def déclaration ne suma rak yoon la ñu souligner ko ndax président la mais Guy Marius Sagna muy dem di sangatu ji mais ñaata nit ñoo fi sangatu ji ça qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ba tax ñu koy relayer dem nañ sang ko mi ngi bois sacré day defaru ji ne parce que dana dugg fu mu dul wax donc pourquoi ñun journalistes yi sama xalaat bu gàtt mu dem di sangu ji ñun ñu koy wax. peut-être xam nga journaliste est-ce que am na sens la daal. mais nouveauté bi aspect nouveauté bi moom moo si intéressé peut-être journaliste yi xam nga Guy moom si année yu mujj yi la mu dem ci prison. ak lañ ko téye police. amut ci Sénégal fii ku ko fa def bii nag mooy lu njëkk ñu gis famille am woo ko ci nga njëkk a dégg aussi papaam wax aussi métit gi nga xam ne am na ko ci denc gu ñu denc doomam ci prison ba seen dëkk sax balaa ñu ko doon génnee waajoon nañ def ay manifestation def ay yëngu pour aussi ne nañ ko génnee donc biñ ko génnee nag ci lañ ko woo wax ak moom boobu ba léegi sax ba mu génnee prison ba léegi sax déggaloo ko woon ba bu mu demee keroog Ziguinchor nga doon dégg pour la première fois Guy doog a commencé wax donc aspect nouveauté boobu peut-être moom moo ci intéressé aussi journalistes yi ba tëjoon nañ ko tëj lu bari muy génn mais lu nekkoon ordinaire la woon quoi peut-être léegi nag c'était la première fois ñu gis ko xam nga mooy lu mu wax sànq xam nga république aussi il faut ñu xam ñun li ñu bëgg. xam nga da nga doon dégg Ablaye Wade ak Macky Sall juboo nañ non papaam la dañu war a juboo nangam waa léegi xam nga dérangé wul woon ñu bari wala ñu bari ñu doon wax que ne dañu war a juboo lu tax léegi mu wax sama rak léegi aussi ñu bëgg a gis beneen déclaration bi ñu gis ci leneen luñ ciy wax. leneen luñ ciy wax. très bien Pabes ñu tëj parenthèse boobu ubbi beneen Adja Binta Amadou Ba fan yële ci gannaaw gars yi APR ca Parcelles dañoo def seenum ndaje. ne dàq nañ ko ñoom ci parti APR ca Parcelles. nañu ko dàq ci parti bi définitivement ndax amul lu leen jariñ. moom nag def na benn sortie bu yàggul. lu mu ca wax. lu mu ca wax moom mooy ne vraiment il a entendu li ñu wax maanaam dafa am ay frustré ci biir parti bi wala bokk foofu ca Parcelles Assainies dina leen dalal ñu waxtaan. parce que ñoom dañ ne dàq nañ ko ci coordination bu Parcelles même si ñoom xam nañ ne texte yi permettre wu leen ñu mën a dàq Amadou Ba ci coordination bu Parcelles. kon dañ doon xumbal rek. dañ doon xumbal rek. moo tax sax finalement ñu ne saisir nañu le secrétaire exécutif pour mu dàq ko ci biir parti bi. man nag ñoom it jëfu cuune jooju ñu mu leen mën a dalee c'est comme si ñoom fuñ xamuñu fuñ jëm quoi dañuy làmbatu. def lii après nga rendre compte ne juum nga bëgg a delluwaat ginnaaw. déedéet waaye bu fekkee yow ki ngay tam dënn yaa ko gën a doonum nooxóor mais à la limite day xaw a compliqué également. En fait ils ont voulu danser plus vite que la musique. ndax ñoom jàpp nañ ne Amadou Ba day lorgner le fauteuil du président. dañ ko cité nommément. cité nommément Mimi Touré. Mimi Touré a répondu par l'entremise de ses partisans. Amadou Ba aussi ñi nekkoon Parcelles tontu woon nañu
ñëpp ñu ngi doon xaar moom si boppam mu wax mu ni vraiment que moom daal on a compris à travers le message de Amadou Ba que bëggul woon alimenter la polémique par la polémique. Il a tenu un discours d'apaisement parce que nee na xam naa ne mer nañu dinaa leen dalal fan yi di ñëw muy wane nag ci Amadou Ba l'image d'un homme mûr nekkuma fi pour tresser que des lauriers mais munoon na jël adopter la même stratégie bi nga xamante ne ñi ko doon attaqué fan yi moom la ñu doon attaqué de façon frontale. di ko wax ne non lii dévoile-toi montre-toi defal lii il a montré que moom nekkul ci seen logique lu mu def il a surtout choisi d'être dans l'attentisme stratégique maanaam xam nañ ne ñii waxuñu de façon fortuite moom wax na ko nee na Macky Sall moo ma sant politique dinaa ko def damay continuer di ko def. te du ma gën a gore kon xam nga ne li xam na bu baax ne y a quelque chose derrière lii attaques yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci kawam mais gannaaw nag commanditaire bi wanewul boppam il va faire dans l'attentisme xaar ndax un jour ou l'autre bu ñu ko poussé ba sonn ñi nga xamante ne ñoom la ñu yónni ñuy dal ci kawam bu yàggee xëy na les masques vont tomber bu boobaa nag dëgg bi fu mu war a jubee xëy na jour boobu moom dina réagir wala ki nga xamante ne moo leen yebal bu toogee ba sonn saa waaye deful lu ñu bëgg xëy na moom tam dina réagir. Donc day xaar daal xëy na ba lépp leer. Pape Bess bu ñu toppee parcours Amadou Ba côté politique côté bu mu ci mën di doon déclaration bi mu def keroog bett na la. ndax bett na ma waaw. bett ci nit ki moom. non bett na ma xam nga lu tax bett na ma parce que pour man dafa déplacer juste le problème fañ ko doon xaar waxul loolu. su ne ay frustré su ne parcelle jàpp ma ne loolu rek la puisque balaa frustré di génn wala balaa xeexoo di am parcelle am na ay accusations yu jib ñu jëmale ko moom. ñu ne dafa bëgg dafa nekk ci biir parti bi di am ambition bëgg jël nguur gi donc di nekk ci biir APR xaaruñ ko woon ci ay frustré dinaa leen recevoir pour man mbir mi dépassé na loolu ku suñuy naan ay partisans wu Mbaye Ndiaye ñu ngi ci mbir mi ak ay partisans wam moom kon nekkul xam nga Mbaye Ndiaye kenn du ne frustré la. su fekkee ne ni ay partisans yi ñu wax ne ñoom ñoo nekkoon foofu. ñoom ñoo doon wax dañ ko war a dàq ci biir parti bi ba dinañ saisir le secrétariat exécutif kon nekkul ne ay affaire frustré ki nga xam ne aussi moom moo jibal accusation bi di Bara Ndiaye jàppuma ne frustré la ci biir APR ndax dëgg la Bara ñun suñu nattangoor ñoo jàngandoo xamante bu baax a baax tey jëlee am na loo xam ne nii cër bu ko président Macky Sall jox parce que mi ngi woon ci biir parti bi yàgg na ci ndaw ñi surtout bi yor lu mu yor tey responsabilité yu mu yor nekk maire moom moo yor maison de la presse nekk maire de Meouane nekkuma jàpp ma ne kooku aussi frustré la donc dafa am ay tuuma yuñ ko teg ci kawam foofu lañ ko doon xaar maintenant nag mi ngi wax frustré Parcelles Assainies mi ngi wax njiit président Macky Sall moo ma wax ma def politique et tant que moom moo koy demandé dinaa continuer di def politique mu mel ni kon moom déplacer problème bi mooy na Macky Sall wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu parcelle ak avant loolu ñi nga xam ne nii. ñoom ñoo koy li Binta wax stratégie bi dafay ñëw maanaam ni ko Wolof di waxee du ma soowoo ki gone ba fi mag ñi. dafa mel ni stratégie moom la teg. mais bien sûr mooy lu ma wax. il interpelle indirectement le président Macky Sall. ne tant que moom moo ma demandé woon politique ma def politique tant que mu ngi may koy sant. maa ngi koy def. may am confiance am dama siy wéy. mooy loolu kon ñi yëngu mooy waxal ak ñoom pour man dafa yóbbu xool interpeller Macky Sall maintenant nag peut-être ñemewu ko assumer. parce que moom aussi ci ni ma gis muy doxalee aussi noonu lay def du assumer. Amadou Ba waaw assumer wul dëgg. très bien jàpp moo ne aussi accusation yi ñu ko teg yu légère la quoi. daanaka yàgg Binta yéen a bokk foofu nu ngeen gisee daanaka lan ma jàll ci waaw non li nga xam ne nii moom laa mënu comprendre mooy partisan li nekk ci biir partisan Amadou Ba partisan Mimi Touré partisan Bara Ndiaye partisan nangam partisan quoi suñ jàppee ne benn objectif ñoom lañ am il faut ñu yëngu ci lool mais su leen kenn waxee
ku nekk Mbour jóg ku nekk Mbacké jóg ku nekk fële jóg ku nekk nee partisan wu diw ci parti man loolu daf ma posé problème. parce que ñoom ñëpp partisan parti bi lañ war a doon. partisan parti bi lañ war a nekk. mais est-ce que également li ñu structuré wul APR jurul partisan yàgg nañu ko dégg mais est-ce que APR Binta li ko gën a yokk coow loolu Pabès di jébaane liñ ko structuré wul taxul. loolu moo ko indi te ici dañu ñëw trop vite au pouvoir 2008 2012 ngeen nekk au pouvoir les ambitions s'aiguisent. Parti bi pour ñu defaraat ko dina xaw a metti même président bu fekkee nanguwul ne parti amul structuration loolu moo nekk j'ai entendu Mbaye Ndiaye même le dire ci benn sortem que amuñu structuration 2008 le temps ñuy mettre en place le numéro 2 et autres ñu accéder au pouvoir ambition yi dina gën xam nañu ils ont goûté aux délices du pouvoir léegi gis nañu ambition yi gis nga comment le parti est devenu ñi ngi tamante ndëmb ñi ngi wax ne da ngaa bëgg a toog ci place kii naan maa bëgg a jël mairie Ndakaaru loolu yëpp nag pour président mun koo defaraat dafa mel ni affaire da ko ëpp loxo. APR am na numéro 2. amul. ok ñu wax ci jigéen ñi ak politique xam nga ñi ngi ci weeru mars bu yàggul la woon 8 mars. suñu mois la de. seen weer la. ay ca kon ñu bala nga doxal. jigéen ñi ci seen tolluwaay ci politique doxalinu réew meeg yooyu am nañ fii bànqaas de. waaw am nañ fii bànqaas nag ndax jigéen ñi wax dëgg yàlla. am na poste yoo xamante ni ci réew mi occupé nañ ko te kenn xaaru ko woon amoon nañu ministre premier ministre. am nañu directeur de la police nationale am nañu yeneen ay gouverneur am nañu ay président au conseil ay président au conseil ay institution am nañ ko mais ci wàllu politique bu ñuy wax li nga xamante ni dañoo waxoon c'est une loi révolutionnaire moo doon parité bi yaakaaroon nañu bu fi egsee vraiment suñu tawat dina jeex mais dafa mel ni à l'heure du bilan defe naa ne li des moom ëpp ndax dañu jàpp sax ne parité bi xëj na rafetlu woon nañ ko à l'époque ñun ñëpp ndax dañ ne woon fu ñu teg góor dans les bu fekkente ne choix électif la et semi électif dañuy teg jigéen dañuy teg góor teg jigéen mais à l'arrivée on a vu ce qui s'est passé loolu amut boo demee assemblée nationale bi rek c'est pas paritaire boo xoolee bureau bi paritaire wul 165 députés 71 jigéen la ñu am ci assemblée nationale xanaa kon des na kon ñi bëgg a conforter li ñi doon wax ne loi bi ñu teg sur la parité cosmétique la woon rek pour Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade aussi au début bëggul woon parité saa yu ñu ko laajoon danaan moom compétence lay jiital d'abord mais bi ñu demee ba mu xam ne électorat jigéen ñi vraiment moo ëpp yu góor ñi pour maintenant charmer l'électorat mu indi loi sur la parité pour ñu mën ko voter mais gis nañu à l'arrivée à l'heure du bilan que parité bi cosmétique la fañ ko doon xaar excès gu fa ci wàllu politique ba tey lan moo tax jigéen ñi mënuñu egsi fenn fi ndax gis nañu bu ñuy dem élection da ngay am ñaari jigéen ñu présenté wu après bu ñu demee ba ci biir dañuy bàyyi kenn moo ko fi def mi professeur Amsatou Sow Sidibé ñu koy féliciter ci loolu courage boobu mu am courage politique boobu bu mu egsee ci élection yi gis nañu fu mu li mu am ci score. dama fàtte woon na joxe caution ba non. mu daal di. mu boole damay laaj rek. léegi mu daal di kon un problème de moyens se pose. xaalis. parce que dañu nekk ci benn démocratie boo xamante ni quoi qu'on puisse dire dafa cher. pour nga dem élection caution bi rek gis nga ñaata la pour nga dem battre campagne pour nga entretenir sa ay militants loolu il faut nga am les moyens de façon sur le plan socio-professionnel demeewul noonu te quoi qu'on puisse dire góor ñi ñoo ëpp xaalis jigéen ñi xamuñu nag ci fan lañ ko teg ak fan lañ koy jëlee. mais mun nañu wax ne jigéen ñi góor ñi tey ñoo ëpp moyen mais soo xoolee sur le plan politique toujours góor ñi ñoom ñooy jiite candidat yi yëpp lu ñu bari ay ñaari jigéen nga ci gis ñetti jigéen beneen bi ñu gën a rey ñun jigéen ñi ci wàllu politique moom mooy les barrières socio-culturelles yoo xam nga Sénégal c'est une société conservatrice loolu moom xeex boo xamante ne xamaguñu kañ lay jeex. mu jigéen ca kër ga góor ca waaru. góor jigéen du mës a nekk président de la république parce que jigéen du jiite góor gis nga sax ci yenn poste ministériel yi bu ñu gisee ne tey jii bu ñu fa tegee jigéen ëllëg bu amee jàng Touba wala mu am màggal Touba moom moo war a toog wax ak xalif bi kon gis nañ ne poste yu mel ni poste ministre de l'intérieur mosoo gis benn jigéen bu fa toog xëj na yooyu yëpp dañuy calculer parce que yooyu itam dafa am solo ci évolution sociale bi léegi nag je pense que combat bi ñu war a mener mooy loolu nañu mettre l'accent sur vraiment société bi reconnaître jigéen ndax place bi jigéen nekk ci biir l'islam
professeur Amsatou Sow Sidibé ak Diatou ñu ngi koy wax keroog le 8 mars dafa mel ni société bi moom moo nanguwul mais l'islam jox na place jigéen bu am solo ci biir alxuraan kon société bi léegi ñoom ñoo war a gën a éveiller des consciences te loolu ci combat wu jigéen ñi la pour wax ne vraiment lu jigéen mën lu mu góor mën jigéen mën na ko wala sax mu dàq ko ndax gis nañu yenn réew yi nga xam ne président de la république moo fa am gis nañu na mu doxee donc bu fekkente ne góor ñi depuis les indépendances jusqu'à après même les indépendances ce sont les mêmes qui viennent et ce sont les mêmes problèmes qui reviennent pourquoi pas duñu essayer jigéen bu boobaa nañ xam ne lépp dëgg la. dégg naa soriwul plaidoirie dégg naa sa plaidoirie mais na xam ne jigéen aussi du jiite ci jàkka. waaw mais loolu yëpp waaw mooy société bi mu doon en plus sax loolu évolution la rek. man sax xam nga ñu ànd ci ñu am doole ci réew mi man bëgg naa loolu torop. dëgg la xam nga aussi neexul bu yàggul lañ fi dégg ñaari jigéen ci assemblée ku nekk naan diw ay diw. xam nga loolu jëmelul société bi kanam. daa ca yeggale mais c'est ça le problème xam nga moo tax man ay. xam nga ñoom it dañoo di daaguwaale woo xam ne. man parité ay loi surtout di légiférer yooyu góor jigéen man gëwuma loolu. xam nga lan laa jigéen góor inversé ko jigéen góor. waaw xam nga man lan laa gën compétence. suñu jàppee ne fukki poste la ñu jàpp ne ci compétence yëpp ci jigéen yi lañ nekk nañ leen ko jox jigéen mais def loi góor jigéen gëwuma lool juste pour meubler pour non man gëwuma lool man daal compétence laa gëm leneen li nag il faut aussi ñu bàyyi ci xel mooy que ne yaa ngi koy wax conservatisme bi nga xam ne ni moo nekk ci société bi ak aussi xam nga dañu am réalité sociale culturelle mais dañu nekk aussi une société islamisée nga boole ñaar maa ngi lay wax ne la jigéen du jiite si juma mais ci penc ma aussi souvent góor ñi ñoo fay daje. ma jox la si beneen takk bu ndaw c'est-à-dire jigéen mën na toog di xaar doom am na foo xam ne foo toogee dootu liggéeyati. góor mën na toog di xaar doom di liggéey ba keroog muy ngénte. maanaam. foofu laa mën a yem déedéet góor nu muy xaaree doom. parce que yenuwul dara. waaw moom laa la wax. waaw yëpp la léegi société bu jëlee soxla yëpp. yenn yi moom mënuñoo tolloo nag Binta li ngay yen góor mënoo ko yen jigéen. dama ni avec le temps avec l'évolution waaw combat bi nga xam ne jigéen ñaa ngi si bu soobee yàlla la tendance va se renverser jigéen dina nekk président de la république fii ci Sénégal nañu ko gëm non loolu kay jàll moom dañu koy ñaan rek xam nga jigéen ñi niti jàmm lañu waaw baax na maa ngi lay gërëm bu baax Adja Binta Pape Bess nañu nangu rek moom doyen la woon du gaaw nañu ko nangu rek